ziar ziarata mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey aussi dañuy déplacé woon ñëw ba fii ci Fass Mbao ñoo ngi tout près de l'autoroute à péage ñëw seet si un espoir comme j'ai l'habitude de le dire une valeur sûre dans l'arène en l'occurrence maa ngi toog ak Modou Feugeula bu écurie école de lutte Bosco Sow moom lañ ñëw seet si tey fas yéene séex ak moom waxtaan mbër mi nuyu naa la. Seydina fay nañ la. ci loolu ne. waaw ñu ngi sant borom bu baax a baax a baax. naka yi tey. waaw sant yàlla bu wér. yaa ngi ci kawam. waaw ñu ngi ci kaw bu baax sax. jaajëf. jaajëf. lan ngay nuyoo gars yi. waaw gars yi di leen nuyu di leen sant di leen siyaar di leen jox ku nekk sa wàccuwaay rek. waaw rawatina mbokki Fass Mbao mbokki jàmm ngeen si kaw Mbao mbokki Lamsar ak waa Touba ñu ngi leen di nuyu di nekk sa tur ak sa sant di leen ñaanal yàlla jàmm daal. jaajëf waaw loolu ngay nuyoo. walaay nuyoo. tey maa la fekk sa koñ sa fief. ñoo jàllee coach Pathé entraîneur principal école de lutte Bosco Sow Modou sa diggante ak Pathé lan la parce que diggante mbër ak entraîneur la wala diggante mag ak rakk la wala diggante doom ak papam la wala lu mu demee noonu. waaw mën naa ni diggante papa ak doom la. parce que Pathé ku ñàkk ki ñaan la ko wax dëgg yàlla. non mais dafa am complicité bu dox sa diggante ak moom. non maanaam du complicité sax du question loolu parce que. maanaam da ngeen a jubóo da ngeen a déggoo waaye ak moom. waaw non foog ñu déggoo parce que soxnaam sama yaay la soxnaam bu ma def loo xamante ni yóbboo. d'accord lu ma def lu nekk rek moom da koy yëg bu ci àndul du ma ko def. d'accord comme Pathé mun naa ni sama papa la. oui ça. di ko sant bu baax di ko gërëm parce que mu ngi sonn ci xale yi bu baax a baax a baax. mu sonn ci booy yi. mu ngi sonn ci booy yi rawatina xale yi Bosco Sow. Pathé amul lu ñu dul defal barki Serigne Bamba day liggéey weer dee sax mu jël xaalisam daf ko ci combat xale. ëpp na. billaahi wallaahi taala. en tant que entraîneur. en tant que coach. mu yëkkati xaalisam dugal ko ci combat. def ko ci mbër yëkkati xaalisam fay ko salaire weer yëkkati xaalisam def ko ci mbër defal na ma ko defal nag samay morom. yéeme na. te am na ay doomu mbër. di ko sant di ko gërëm bu baax a baax ba moom Pathé Diop. donc moo xam lu mu bëgg ci ñun. yal na ko yàlla suñu borom defal. Pathé moo xam lu mu bëgg ci mbër ci écurie bi. yal na ko suñu borom defal. Modou Feugeula qui fait partie des lutteurs invaincus de l'arène bari nga xam ne daanooguñ ci làmb ji classement bi ci nga bokk ak 4 combats 4 victoires ci sa compteur n'est-ce pas. waaw sant yàlla rek. sant yàlla bu baax a baax. di nga wax de xam nga da ngaa bëgg affaire de yaru comme ça ay ñu demeewul noonu sax wax de. demeewul noonu sax 4 combats 4 victoires. 4 combats 4 victoires yooyu noonu seen naa. barke si naa dañ koy sante yàlla suñu borom ginnaaw yàlla nag di ko sante Babou Diouf suñu papa ju baax suñu papa ju gën ci ñun moo génn àdduna démb dimanche bi di ko jaale mbokki Diofior gi yëpp ak mbokki Fass Mbao yi kooku ginnaaw yàlla seet naa tey lu ma am tey sama carrière ci àdduna sama dund bu dul làmb la wax nii de yàlla ak moom moo tax yàlla ak kooku moo tax lu mu am ci làmb yàlla ak moom moo tax Babou Diouf ci Serigne Touba ñu gënoon ko xam ci. Yalmin voilà. waaw voilà. bu dee waa Diofior ñu naan ko Bamata c'est ça. ñu naan ko Bamata comme maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaan yàlla fu mu jëm yàlla na rëcc ñu doon ñëwee di àdduna yàlla na ko yàlla yërëm li ma ji ci suuf ci lu baax yàlla na ko yàlla fay àllaxira di ko ñaan yàlla fu mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee di ko ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla teeroo àddina Firdawsi. benn instant xam naa ni moo loolu dama lay bàyyi foofu noonu parce que xam naa ni waajur am na fu mu la toll woon. comme maa ngi lay ziar. waaye ñu ngi delloo ziar sëñ bi. ci loolu ñu ngi sant yàlla bu baax. tur bi nan la. Abdou nan. Abdou Faye. Abdou Faye. waaw ñu xamee ko si Abdou Faye. Abdou Faye ci mafia kii bi nga bokk. waaw mafia Thiaw si. waaw si mafia Thiaw si lañ bokk. waaw firi bakkan bi ah. waaw mafia firi bakkan bi. waaw yéen lay fekk fee. ci tournant bi ci rond point bi. waaw ok yéen xëy foofu noonu. waaw dafa ceene waaw. ndeysaan xëy dafa seen wërsëg. waaw gis nga. nekk ak booy bi. nekk ak mbër bi. mbër bi mu nekk mbër mu neex nekkal. loo ma mën a seetlu ci waa ji dèjà parce que dèjà yéen a bokk fi ngeen di joobee. waaw man nag maa ngi joobee Maris. am na kenn seera quoi. am na ngeen 5. waaw di soogay wàcc nii. mbër bi nekk mbër boo xamante ni mbër mu neex a nekkal la. te mbër la boo xamante ni balaa nga koy gën a naw dëgg mu nekk si digg yooyu ba àgg si fa yéen ñaar. say la voilà champion la moom. say la agresseur la. waaw ku taxaw ñu ne daal na problème waaw mi ngi entraîné instant bi jaas fanaanal di xaar parce que maa ngi dégg si biir wax nga naan ko 4 combats sax xeeb nañ ko instant bi ñoo yàkkamti làmb ji tijji ba ñu ñëw yëngal. xeeb ngeen loolu. xeeb nañ loolu quoi. ku daan Zarko bu Cambérène nga ne xeeb ngeen loolu. xeeb nañ loolu daan ngay défoncé numéro 2 bu Guédiawaye. xeeb nañ nga ne loolu xeeb ngeen loolu. moment bi ñu toll nii ma ne la moment bi ñu toll nii am na benn mbër bu fi nekk di wax di war a tatati mooy booy Tapha Mbeur
Tapha Mbeur chaque jour dama naan ko man sa combat Tapha Mbeur laay rey sa tool nii. ah yow combat Tapha Mbeur Tapha Mbeur laay rey yow da ngaa bëgg a sacrifier. non kii boo ko bëgg boo ko jaarale ci yoon Tapha Mbeur xanaa da nga bëgg Tapha Mbeur tàgg ko. booy Tapha Mbeur dañ ko utal yoon rek. booy Tapha Mbeur yoon la ko gars yi utal rek. dañoo xam ne ak Tapha Mbeur. billaay wallaay Modou Feugeule Tapha Mbeur ci biir géej. Modou Feugeule ma teg suñu këy du kër ak moom Tapha Mbeur. nga pari ma pari teg suñu këy du kër moom Tapha Mbeur dañu jëm du ma daan. billaay. ok voilà. gars lu loo gis ci Modou ba tax mu wóolu ko. non mais gis naa ay qualité am gis nga dama yàgg ànd ak moom mi ma fat. fu nekk ànd naa ko ak moom ma fat. muy dama dëkk ne liggéey woo ko ak morom. bëri nañu ñoo ëpp ñoo xamante ni ñoo ëpp Tapha Mbeur fuuf. billaay wallaay. d'accord voilà. kon instant bi avant su Tapha Mbeur yow moom bu ñëwoon bu ñëwoon suba ñu wala xoolaay wax ni xaaral leen. billaahi. voilà. bien. waa ji du sa gars yi kii du sa gars yi. kii dama koy gërëm rek. non bu ko gërëm kii du sa gars yi laa la wax. xam nga dama yow kii di wax sa combat Tapha Mbeur kii xanaa dafa bëgg. non maanaam seen naa. waaw. kii nga gis ni comme woo ko ñu xaar émission ba mu ñëw. dafa am fu mu toll ci parce que waroon nañ tourné. bu yàgg depuis waaw. mais nga ne man nañu xaar nañ ko xaar. nañu xaar. parce que ñoom ñii toog nii tey. man ak ñoom dañoo foowandoo. xeeboo leen benn yoon. xalaatuma leen xeeb. lu ma nar a am ci làmb bokkuma ko ak ñoom yàlla bu ma ko yàlla may. man maa ko ñaan suñu borom man muy Abdou Faye di Vieux Dramé Cheikh Toucoulou Daouda Dia Matar Badji Cheikh Fall Cheikh Thiaw Khamidou ñooñu samay ami d'enfant lañ ba ñuy xale ba tey ñooy ànd. ami d'enfance lañ. ba tey. ñooy ànd ba ñuy xale ba tey boobu xamaguñ sax luy làmb di ànd di dem ñaay di foor yi. kon yaa ñoom du làmb. non du làmb boolewuñu la. làmb boolewuñu moo tax tey moom lu mu wax lu nekk rek am na fu mu ko teg. mais Tapha Mbeur la wax de. déggoo li ma la wax ku dul Tapha Mbeur sax mën naa ko daan pour muy leer des fois sax dama naan sama combat maag diw laa bëgg sax ñu ne ma kooku du la jël maa ngi leen daf ma xamul moo tax du ma jël mais su ma xamoon man dama jël parce que yal na yàlla baal bëri nga ci mbartal. puus mu dem puus mu dem. kon puus leen. comme teg leen seen loxo rek. nañ teel a puus ndax bu demee ngeen bañ a am gàcce. noonu la fa demee. palmarès bi Zarko nga njëkk a bëri bu Cambérène. Mbaye di Fonse. Mbaye di Fonse nga njëkk a bëri daan ko. waaw nga jóge ci bëri Zarko. après Zarko ci nga jël. Saamu Yaboy bu Yoff. nga bëri moom daan ko. nga jóge ci Saamu Yaboy jël Soldat. là aussi nga signé victoire. léegi saison bi tëj. nga war a relancer wu. sa waay nee na Tapha Mbeur yow kan nga wax exactement. non man moom du ma denc li mu wax. ah doo teg li mu wax. du ma xalaatuma ko xalaatuma parce que déggoo li ma wax ku dul Tapha Mbeur sax man pare naa pour bëre ak moom. ah da ngay appuyer li mu wax. Tapha Mbeur méttiwul sax moom moo ko tàmm mais Tapha Mbeur méttiwul affaire. kooku dossier am day dangay fekk ñu tamponné ko rek day ñëw rek ñu defee rek. c'est très facile booy fi ngay waxee c'est très facile. non demeewul noonu. c'est très facile fi ngay waxee. Tapha Mbeur dossier am yow mu ne da ngay ñëw déedéet. boo waxee mu ne mu ngi tuuru daf fees. waaw mais moom ay dossier ñu ko tamponné ba teg ko. ok maanaam ku ci mel ni suñu papa Babou Diouf balaa moo génn rek. amoon na ay sart yu ñu tegal yoo xam ni daawuñu wax muy denc ci dossier yooyu bi ci la bokk. ku ci mel ni Daouda Saltigué maa ngi koy gërëm au passage di ko sant bu baax a baax a baax a baax. dossier yi ñu defar Tapha Mbeur ci la bokk. comme maanaam. kon kooku daal li des na. comme maanaam daal moom nag bu war a dem bétuwaar la rek xam nañ la ko fay yóbbu. tôt ou tard. tôt ou tard day dem bétuwaar. Tapha Mbeur. Modou Feugeule mi ngi sa kaw. par la suite. dañuy continuer ba léegi. ci parcours bi. parce que déjà palmarès bi déjà c'est assez respectable mën naa ne. Modou. buñ nee Modou Feugeule. sa mag mbër la. waaw Feugeule bu mag. dina dégg waaye sa beneen mag di bëre. Daouda Sandwich. sa famille ak lamb lan la. sama famille ak lamb maanaam di sant yàlla daal di sant yàlla bu baax a baax a baax parce que bu ñu nekkoon ci lamb rek ciw na tamit xëy na lu ñu xam. mais yàlla waaw mais yàlla def nañ dañoo ne ci lamb tamit di def ay preuves. def ay preuves ay preuves yu leer. rawatina tamit suñu mag suñu papa suñu kilifa. Feugeule l'agresseur. parce que agresseur la kooku biir jëw day agressé. seetaan nañ benn yoon. seetaan nañ benn yoon. wax dëgg yàlla lépp loo si ñëw mu ngi koy def. wéjur la chaque jour daf may woo balaa mu tëdd. te mu ngi États-Unis. actuellement mu koy nuyu di nga sant bu baax a baax a baax naan ko man kontaan naa ci moom trop. bu sama mag. sa papa la sama papa la. waaw ah paa bi dem na. mooy taaw mooy papa. mooy taaw mooy papa. mooy taaw mooy papa. lu ma digal ma def. lu ma tere ma bàyyi. ba tax nga tuddee sa bopp Modou Feugeule. ba tax ma tuddee sama bopp Modou Feugeule. cofeel boobu lan la. cofeel boobu maanaam du loo xamante ne ni maa ko tuddee sama bopp. tuddee ma ko sama bopp. ok fi ma doon liggéeyee. mu si mel ni Daouda. sama benn patron bu ñuy wax Daouda.
ak ñoom bàcc sama sall ñoom si det ñooñu ñoo ma tuddee Modou Feugeleu ba tax mu law en plus tamit dañ naan da nga nduróo Feugeleu loolu da cee joué waaw ñoo xam sax dañu may jaawale Feugeleu su may dox yi ma ne man toll ma ni Feugeleu su ma toll ni moom comme yaakaar naa ne da ngeen may jàpp rek na Feugeleu ñëw waaw noonu la affaire bi mais finalement maa ngi doon wax sànq sa diggante Paris mais aussi sa diggante Feugeleu booy diggante bi rek tax na de nu mu demee noonu moom la wala yow la Feugeleu moo nekk nit grand frère bu mat grand frère wala yaa nekk rek bu mat rek wala nu mu demee noonu diggante bi. non maanaam sama diggante Feugeleu du leen lu dul jàmm ak salaam parce que dañ ne kilifa bu ñu nee kilifa rek jeexal na wax defal nga def tere na bàyyi. est-ce que mat na kilifa Feugeleu. non. mat na ko loolu dépassé nañ est-ce que joué na rôle bi. non maanaam boo mën na kilifa moom biti la fanaan parce que ku téye kër entier sa papa gaañu yal na yàlla yërëm fa mu tëdd sama papa gaañu jooyu ñu dara mu téye kër gi ci loxoom di def li war xara dëgg si lépp moo ko res sama yaay chaque semaine booy xool da koy jox lu mu moom man lu moom xale lu ñu moom bëggul kenn ku génn ñaari fenn comme kooku mën na kilifa teewul mu ngi liggéey di gérer boppam di gérer famille am comme kooku maanaam kilifa la tey bu ko neexoon mu bàyyi ma def ma wàll wala ma ne si yenn yu bon mais defu ko comprendre ma bu baax daf ñu toog ñu ñëpp mu gérer ñu man sama mag daaw Sandis Pape Touré ak sumay rakk